mbokk téléspectateur yu ITV ñu ngi leen di dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal Moustapha Tall nekk opérateur économique naka noonu nga nekk importateur de riz nga jiite lu ñuy wax MIP DPN nekk mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité nga nekk tamit vice-président bu UNACOIS yeesal naka noonu nga jiite commission commerce extérieur bu chambre de commerce bu Ndakaaru Moustapha Tall man lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii ci ITV. maa ngi lay fay sëñ Maxtal Malick Cissé di la gërëm ci invitation bi nga xam ni moom nga ma defal sa plateau bu émission bu am solo bi di nuyu waa kër gi yëpp ñu ko di tàmbale ci Mamadou Ibra Kane ba ci kii ni gën a fete suuf ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu aussi askanu Sénégal yëpp. di tàmbale ci kilifa diine yi ba ci ñi gën a tuuti góor jigéen mag ndaw ñëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal aussi ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu nekk ci lalu hôpital yi yàlla yëkkati leen ci nu mu gën a gaawee ñu ne ci ay loxo it yàlla génn leen foofu ñu mën a delluwaat seen njaboot. Moustapha Tall di la gërëm bu baax di la sant ci teew bi nga teew laataa ñuy sore ci waxtaan bi ndax tey dañ fas yéene waxtaane coow gi juddu ci wàllum ceeb bi ak tamit attribution marché yi dañuy ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom mooy directrice générale de la santé mu ñëw ak ñun ci point du jour jëm ci feebaru mbas bi di coronavirus. ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar test yi nga xamante ne réalisé nañ ko fukk ak juróom ñoo ci dellu ci positif ci yooyu am na fukk ak ñeent yu nga xamante ne ñu ngi leen di tuddee cas contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu am na tamit benn cas bu ñu tuddee cas bi nga xamante ne dafa jóge ci transmission communautaire juróom-ñaari malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon ci suñu service yi ñu feebar biñ leen saytoo dellu si nañ négatif mooy wane ne wër nañu wér-gu-yaramu malade yi nga xamante ñooy des ci ñu leen di fej mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ñetti téeméer ak fukk ak ñaari cas moom lañu déclaré positif fii ci Sénégal ci yooyu téeméer ak juróom-ñeent fukk moom lañu wax ne tane nañu ñaar ñoo ci génn àddina benn lañ ci évacué ci loolu mu des téeméer ak ñaar fukk ak benn yi nga xam ne ñu ngi leen di continuer di faj ci suñu structure yi. mu nekkoon docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye nekk directrice générale de la santé Moustapha Tall tey Sénégal amaat fukki cas ak juróom yu bees ci wàllum coronavirus juróom-ñaar am ci tan ñu wér naka noonu téeméer ak ñaar fukk ak benn nekk sous traitement coronavirus bi ba léegi bàyyeeguñu. waaw dëgg la bàyyeeguñu waaye am nañ yaakaar ni bu ñu demee ba ci kanam danañu bàyyi yaakaar na am nañ ci yaakaar ndax boo xoolee ni nga xam ne noonu lay mbir yi di doxee mën nañ rafet njort ni yàlla mën nañu dimbali ak ñaanu mag ñi ak réewum Sénégal ni mu mel am nañ yaakaar ni ak docteurs yi nga xam ne ñu ngi ciy liggéey di ay jàmbaar lool ak ni réew mi mel rek ak mag ñi fi jaar ak lépp ñaan yi fi am yépp loolu la yëpp ngay boole am yaakaar rek ni suñu borom danañu dimbali ba ñu daan corona bi te it yaakaar naa ne loolu dana am bala yàgg ndax boo xoolee résultat yi tey ñu ngi waxaat fukki cas ak juróom benn cas rek moo ci nekk communautaire yi ci des yëpp ay contact suivi la donc yoo xam ne ñu ngi ko doon saytu contact cas communautaire yooyu nag moo jaaxaloon nit ñi waaye comme benn la ba tey mi ngi wàññiku te am nañ yaakaar ni daal xaj na danañ dem a dem ba dutuñ ko gis yàlla mën nañoo dimbali daal balaa yàgg feebar bi jóge fi waaye nag il faut que ñu continuer ci li ñuy def bañ a négliger li nga xam ne moom la ñuy wax ci ni ñuy war di comporté woo wàññi yenn yi te yaakaar naa ni buñ ko jàppoo bu yàggee mbir mi liñ ci bëgg dinañ ko am te it man am naa gis naa ni aussi jàngoro bi li nga xam ni moo tax suñu borom indi ko ci ni ma ko gisee mooy dafa bëgg ñu delluwaat ci moom dafa bëgg ñu delluwaat ci jukko yi nga xam ni moom la ñu amoon xoolaat suñu bopp mu nekk maanaam da ngay toog càmbaraat sa bopp parce que suñu borom bu la tegee nattu wala mu indil la balaa bu mel nii daf laa xalaat loo pour nga delloo ci waat ci sa borom delluwaat ci moom xoolaat sa jikko xoolaat sa doxalin xool aussi ni nga nekkeek say dëkkandoo ak say nawle loolu yëpp dafa am solo mooy comme ni ko président waxee rek ñu teg léegi jëlaat mbir mi teg nit fi ñu ko war a teg nga xam ne moo war a jiitu ci lépp loolu nag bu amee
war nañoo xoolaat maanaa nekkin yi xool ni ñuy jëflante ba ci famille yi ba ci mbedd mi ba ci ak lu mën doon ba ci dëkkandoo yi parce que dëkkandoo dafa am àq. waaw dëkkandoo dafa am àq ba tax na ñuy wax sax ni bu feet amee ngeen di balonte àq même nit ki boo xamee yow defoo ko dara sax feet gi dañu la balonte leen àq parce que suñu borom dafa bañ kuy tooñ dafa bañ àq daf cee fiir ba nga xam ni bu ko nit ki defee rek moroomam maanaa mën na ko coûter loo xam ni du ko jar te lu tuuti lay doon mu sàggane ko mu indil ko loo xam ni mar day taal yi waxuma laa nag bi nga xamee ni nit ñi dañuy tooñ di ko tey di jaay doole di def yu kenn xamul yooyu yëpp nag. te loolu bari na voilà bari na ci dëkk bi yooyu yëpp nag buñ ko bàyyee rek dellu ca la ñu nekkoon démb bëkk démb ak li ñu yare woon bañ a importer ay jikko yu bees jàpp li mag ñi daan def ñu koy def comme mag ñi nañ ko daan defee nga xam ni maanaa sa bopp morom moo lay gënal sa bopp te loolu doon dëgg la woon ci ñoom maam Abdou daan wax ni mag ñi dañ daan jël benn mbubb mu rafet ñaw ko ba mu rafet jël toog ba guddi jox ko sa doom ni ko yóbbul ko sa bàyyi diw mbubb mi daal moom laa ko yéene mu sol ko góor gi ubbi mbubb mi xool ba mu rafet mu ne mbubb mi daal man diw laa ko yéene muy wër ba mbubb mi del soit ci ka nga xam ne moo ko joxoon loolu mooy nekkin wu rafet te loolu mën naa nekk ba léegi te loolu day tax rek nekkin wu rafet day tax amin wu rafet day tax jàmm am waaye yenn yi yu si baree bari ay coono la ay fitna suñ diggante ak fitna yoo xam ne suñu borom koy te jaru ko parce que yow mënoo musa ko wax ne ba lekk lu toll ni tarfatal ay nit sa wërsëg te waroo ko lekk li nga war a rek net ngay lekk bu jeexee nga jóge fi mënoo lekk wërsëgu keneen kon kay war nañu mën a doylu te yéeneen te jàmm kon jàpp nga ni daal coronavirus bi suñ si jógee incha allah day war nañoo soppi dina changer comportement nit ñi nekkinu askan bi yaakaar naa ko de ndax quand même war nañu lu bari loo xam ni ay futilité la woon d'accord tam taxawaalu bi dem di seeti nit baax na waaye na ko jar na fekk mu feebar wala mu am dara nga dem seet mu nekk farata waaye taxawaalu bi grand place yi fii dem ci dugg ci yu kenn xamul nekk ci su loolu yëpp amul benn njëriñ gis nga bi ñu ko bàyyee daf ñoo jëriñ waaye yokk wàññiwuñu ah lu bon am na looy économiser loo xam ne bu ñu la téewuloon doo ko économiser lu confinement bi métti sa maanaam la nga daan dépenser daanaka mën naa yem ci yow ci ay futilité te dépense yu bari du farata kon nag yar bii nga xam ne moom la ñu corona bi yar daal buñ ci jógee bu ñu ko gaaw a lâché lu ci bari buñ koy libéré te wala ñu koy kii nañ xool bu baax nañ koy contrôler waaw te ñu def ci jàngat def ci jàngat bu ko defee ci suñu comportement ñun diggante ak ni ñuy doxale ak aussi même ba ci sax marché yeeg luuma yeeg marché yi dañ ko war a réorganiser luuma yi dañ ko war a xool duñ koy defaraate parce que luuma aussi lu ci gën a bari day yàq rek defarul lu bari te état du ci am jëlee dara kenn du ci jëlee dara. même concurrence sax bu am seen biir tamit yéen. voilà yooyu yëpp dañ ko war a régler concurrence bi aussi dañ ko war a xoolaat. xoolaat nañu mën a mu nekk concurrence saine. organiser waat secteur yëpp. commerce bi ñu organiser ko ni mu def muy dox ni mu war a doxee mais xam nga li xew ni ci lu mel ni ceeb bi danañ ci ñëw. waaw ak yeneen. loolu yëpp manque d'organisation rek mais bu ñu organiser woon loolu yëpp mën naa ñàkk te it mën nañ cee jëlee njëriñ lu bare. mais malheureusement sàggane nañ ko defuñu ko ba li yëpp am daal. li yëpp am alors Moustapha Tall ñu ñëw si li nga xamante ni moo gën a tax ñu invité la si suñu plateau. mooy wàllum ceeb bi. attribution marché bi jur na coow. d'abord laataa ñuy xuus bu baax. si waxtaan bi. ndax mbirum marché bi yëgoo nga ko. attribution marché bi. appel d'offre bi. marché bi. waaw attribution bi yëguñu ko. ñun daal maanaam booy xool dañu ko déggandeem nii rek ci nit ñi ñu naan état bi dafa bëgg a jënd 100 000 tonnes mais gisuñu fenn communiqué bu wane ni état mi ngi bëgg a jënd 100 000 tonnes. kon kenn waxu leen dara kenn waxuñu dara. gis nañ daal communiqué boo xam ni dañ ko def ci journaux yi di wax ni commissariat à la sécurité alimentaire. effectivement dafa bëgg a jënd 5 000 tonnes. ku bëgg a am looy jaay maanaam mën nga soumissionner mais amul benn condition ça veut dire que da ngay ñëw rek bind sa lettre ni am naa 5 000 tonnes nangam laay jaayee loolu lañ wax. donc loolu du kenn du defee noonu appel d'offre même si su fekkee appel d'offre bu restreint la dafa war a am ay conditionnalité wala bokk mu nekk ñoo xam ni xam nga leen ci mbir mi lu jiitu loolu ñuy ay importateur nga contacter leen loolu mën na nekk mais su fekkee dafa nekk appel d'offre public dafa am ay conditionnalité pour nga mën a conditions yi nan la waral dafa war a am comme situation bi am nii ñu yeewu ñu wax ñu ku si mel ni Rayam Hacham moom am na ñaari société yi nga xamante ni si la bokk te soo xaymawee
lu toll si 17 milliards. ak lu teg 17 milliards 800 millions. moom gagné na ko. kon conditions yi lan la waroon nekk. conditions yi li waroon doon mooy d'abord ñu wane ni yow kat importateur nga mas ngaa importer am nga au moins agré déclaration boo mas a indi wala boog moom attestation bancaire wala moom caution bancaire au moins ñu ne xanaa boog bu fekkee yow amuloo ci marchandise booy ngay proposé doo joxe caution parce que caution boo ko joxee bu ñu la agré bu ñu la retenir boo livré wu da ngay perte sa caution même bu dee 2% xaalis lay doon booy soumissionné ñun la li ngay soumissionné joxeel caution 2% kon du bari ñu ci bokk wala ñu ciy bokk danañ xool baax li ñuy def waaye doo ñëw rek ubbi ko noonu sans condition n'importe qui mën na ñëw soumissionné te mën na gagné te fekk warul gagné loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. loolu moo waral tey ñuy wax naan kii gagné na te warul gagné. te loolu kon nga jàpp ni yow. ñi gagné waruñu gagné. ki nga xam ne kenn la ñu wax ni. mooy naar bi moom la ñu wax ni moom xamuñu ko ci ceeb. donc warul mën a gagné lu toll noonu ci marché ceeb. parce que kenn xamu ko ci. ndax moom homme d'affaires libano-sénégalais. voilà moom li ñu ko xamee leneen la. ñu naan mais moom nee na wàllum alimentation da si yëngu. non alimentation benn. waaw moom wax na ko ndax tey rek si suñu naataango yi nekk si laas am ak ñoom waxtaan indi na ay leeral. que ni mbir mi loolu tamit mu ngi ciy yëngu. ñun mu ngi ciy yëngu kañ la ciy yëngu. ak kon loolu dafa tey seen xel. dafa tey suñu xel ñun mosuñu ko cee gis parce que ceeb du lu yomb mën nga def alimentation dafa yaatu. lu baree bari lu ñuy lekk lépp alimentation la. même loolu muy def noonu alimentation la restauration alimentation la. mais l'importateur la ñu wax ngay importer ceeb ñu xam ni mas ngaa importer ceeb comme niñ ma xamee ko keneen. mais moom dafa ni lu si mel ni wàllum ceeb 30 000 tonnes amal na ko 2016 importé na ko 40 000 atum 2017 80 000 atum 2018 120 000 atum 2019. loolu wax ko yomb na mais na ko prouver xam nga wax yomb na mais ana preuve yi parce que aussi. marché bi comme lu muy wax ni yow gëmuloo si dara. nu ma koy gëmee su ko amoon ma xam ko kon dañ koy yëg mënoo fi indi 10 000 tonnes jaay ko te yëguñu ko mënu nekk. xuma laa nag depuis 2016 ba léegi ngay wax 30 000 tonnes ak 80 000 tonnes 10 000 tonnes ci ni ñu koy jaayee nii nga xam ne njaay mu jafe-jafe la ñuy jaay ceeb boo ñëwee ku ne indi ceebam ku ne bëgg a jaay ndaw foog nga def sax ay borok ay yu kenn xamul pour mën ci génn acrobatie bu ne da nga ko def pour mën ko jaay mais moom nee na mbirum patriotisme moo tax mu def li ni mel. patriotisme ndax nee na risque sax la def xamagul kan la ko état bi di fay. non mais loolu la wax. xamagul kañ la ko état bi fay. waaw moom dana livrer lu toll noonu. ci ceeb xanaa kon moom milliardaire la. xam nga du marché 1 million de francs marché 17 milliards la 17 milliards fan nga koy jëlee livrer ko état di xaar mu fay la kooku mënul nekk amul benn opérateur économique buy jox état 17 milliards di xaar mu fay la da ngeen di signer contrat kay xaj na mu déposer xaalis bi ci sa banque nga livrer wala mu ni la livrer ma fay la. wala nga commencé livrer au fur et à mesure mu lay fay mais mënoo livrer ba pare toog mu lay fay kooku du ko nangu. loolu amul. alors est-ce que parce que ceeb bi ay banque ko moom banque yi ñooy financé ceeb bi te ceeb bi banque yi duñ ko relâché te jotuñu xaalis bu ngeen di fàttaliku crise 2008 bi ñu fi waxee subvention nga xam ne bu ñu ñëwee dañ ni boo ñëwee yow li nga indi ci ceeb doo fay douane da ngay ñëw génne sa marchandise. mais ce coût de revient facture bi nga xam ne moom nga am. par rapport ak prix bi nga xam ne moom lañ bëgg nga jaayee ko différence boobu subvention la maanaam yow da ngay jaayee prix bi état bi wax différence bi état fay la ko boo facturé ba pare boo indi déclaré jox say facture joxe say document ak say vente ni jaay naa ceeb bii ngeen subventionné tant de tonnes ñii laa ko jaay liste baa ngi ni muy montant nangam lii laa ci encaissé lii mooy subvention bi ngeen maa ameel jox ko état war laa fay léeg-léeg bu traîner sax ceeb bi yow dootoo mën a génne da ngay xaar bañ fay la loolu moo doon waral à l'époque duñ daawul mën a génne ceeb bi génne wu waaw parce que subvention bee taxoon. kon da nga jàpp ne lii nii coow gi judd ci wàllum ceeb bi marché yaa ma neex la. loolu lay nuru mais nag man parce que appel d'offre boo xam ne kenn yëgu ko en catimini yaa ma neex la mën a doon tànn sa bu la neex la. te jot ne waaw yaa tànn ki la neex jox ko xaj na te procédure d'urgence moo ko defloo. mais procédure d'urgence aussi na nga contacter ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu. ñoom ñoo kon yéen ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum ceeb. autorités yi contacté wuñu. contacté wuñu kenn xanaa peut-être kenn kooku peut-être ki ci bokk noonu mën naa wax nañ ko.
ki ci bokk noonu man naam wax nañ ko pour peut-être au moins légaliser parce que su fekkoon ni defuñ ci kenn muy nekk rek ay nit ñoo xam ni kenn xamu leen kon day gën a ñaaw day gën a garaaw mais au moins pour légaliser ko ñu def ci kenn kooku nag ñëpp xam nañ ko CCMN man ñi maa ko dugal ci mbiru ceeb en 95 maa ko njëkk a lebal benn camion ceeb mu jaay ko. moom si la bokk mu jóge ci moom moo fermé marché bi. moom lañ jox 30 000 tonnes. mais 70 000 tonnes yi xaw ma 35 000 lañ ko jox xaw ma 30 000. mais li ci des ñeneen ñi xam ni xamuñ leen lañ ko jox. donc les 65% ou les 70% moom lañ jox ñooñu 30% moom lañ ko ci jox. te yow Moustapha Tall jotoon nga si waxtaan ak ki nga xamante ni mooy ministre Mansour Faye. waaw yónnee naa ko lettre. waaw tontu na la tontuwul ba léegi. lettre bi lan nga ko si waxoon lii ñu def nii ma dégg ni moom la ñu bëgg a def ni ñu ko bëgg a defee nii pour man baaxul waroon nga mën a consulter ñi nga xam ne ñoo koy def ñu mën laa conseiller et puis nga def appel d'offre restreint ñi nga xam ne ñoom seen liggéey moom loolu la te am nañ ci xam-xam bu ñu la conseiller nga xool li ngay def su fa boobaa sooy def appel d'offre na appel d'offre yem ci ñi nga xam ne ñoo ci nekk bañ koo ubbi di ci dugal ko ci bokkul loolu boo ko defee non seulement da nga mën a am assurance dañ la livrer mais aussi danañ mën a sauvegarder li ñu war a sauvegarder muy stock de sécurité bi mais su fekkee ne yow da ngaa jóg rek mel ni kuy jënd benn saaku ceeb dem commander ay 100 000 tonnes ci marché boo xam ne prévoir uñ ko woon mën na indi pénurie. mais kenn du ko defee noonu. mais Moustapha Tall man lu ma jaaxal Mansour Faye moom invité woon nañ ko fii si ITV. ci iRadio aussi ak ITV si matinal bi. vendredi bi passé le 3 avril mu ni woon sax 15 heures wala au plus tard lundi ñiy soumissionné ñëpp dinañ soumissionné moo tax man la lu tax yëgoo leen ko. non et puis même kii di Rayam Hacham moom aussi dafa soumissionné. kañ la wax loolu vendredi. non dama ne Rayam Hacham. kañ ngeen woo invité woon Mansour. vendredi le 3 avril boobu moo doon dépouillement bi. oui le 3 avril. boobu moo doon dépouillement bi. kon fekk na yow mbir mi daal jot nañ def li ñuy def ba pare. non mooy doon dépouillement bi mais dépouillé wuñ ko sax samedi lañ génne liste bi. samedi lañ génne liste bi te vendredi lañu waxoon la ñu dépouillé mais man vendredi boobu laa bind man ni ko. mais est-ce que yéexoo bind tamit. ah est-ce que yéexoo bind peut-être. est-ce que yéexoo bind. mais au moins avant muy génne ndax mbir mi ba mu amee ba pare fekkee na nga bàyyi jour bi nga xamante ni moom lañ war dépouiller nga bind. est-ce que fekkul ñu clôturer. peut-être waaw c'est possible mën na nekk mais man au moins def naa li ma war te noonu moon bind sax parce que dañoo insister ne mais yow pourquoi boo bokkul il faut nga bokk nangam may leen non man duma bokk ñu ne ma kon bindal sax ma ne kon mën naa bind. non man maa ni dama ni man au lieu may bokk damay bind ñu ne ma kon defal loolu lu bon bindal may bind def ampliation ministre du commerce ak présidence de la république waaw pour wax leen ni nii ñu ko bëgg a defee baaxul la preuve mi ngi nii jëmaguñ fenn coow laa ngi ni cour mënoon na ñàkk jaral daloon nañ fi en 2002 avec le régime libéral ak Wade oui avec Aminata Tall bi mu jëlee 52 milliards yi di dafay aider les inondations yi pour jéem leen jàppale ci dund ak yooyu ak période de soudure des choses comme ça mais 52 milliards lañ dégagé woon mais kuñ ko joxoon benn nit presque lañ ko jox muy indi coow lu dul jeex. kon moom sax coûté na ko la kon lii aussi dafay wax ni ceeb dafa bëri coow. ceeb moom dafa bëri coow. moom dafa nekk mbir moo xam ne daal xam naa ni ko nit ñi bëggee moo tax mu bëri coow. parce que ñun moo ñuy dundal ci la ñuy dund ñun ñëpp. ba tax na bu si raw ceeb bu sew. ceeb bu sew nag moom dafa mel ni moo ëpp coow moom mais daal man seetlu naa ni. fañ koy bayee bari na coow. fañ koy décortiquer bari na coow. fi nga xam ne fi lañ koy chargé ak a déchargé même chose boo koy jaay aussi. fañ koy jaayee it noonu la. même camion yi war a yóbbu. waaw ceeb yi sax coow la coow judd na si. ba ñuy wax ñu naan camion yi daanoog. waaw coow li bëri na nag coow moom ceeb moom ñu waxu 6 milliards. ministre bi moom nee na moom mbir mi daal àggul sax ñaari milliards. waaw léegi nag li indi coow loolu. am nay transporteurs yu ni ñoom dañoo waxoon ne ñoom dañu bëgg comme dañoo waroon a contribuer ni ñëpp te ñoom seen outil de travail la ñu bëgg a contribuer ñu ne dañuy mettre à la disposition de l'État seen parc su ko defee ku bëgg a engagé wu ci transporteurs yi ñu jël sa oto jox la gasoil nee nañ daaw bëgguñ sax fayu transport loolu la ñu wax ni moom lañ bëggoon def ñoom xam nga loolu normalement su amee waroo nag di fay kenn transport surtout nag nga jox ko kenn nit mais defal appel d'offre transporteurs yi bari nañ ñu soumissionné ku gagné ñu séddale leen ko. kii nangami tonne ku ne mos. ku nekk mos. voilà kon yow waroon nga mos. non man bëgguma woon mos transport yi laa wax. transport waaw mais mbirum ceeb bi nag. mbirum ceeb bi man. nee waroon nga mos. bon mbirum ceeb bi man ni ñu ko defee noonu man cautionné ma ko moo tax bëgguma woon participer. man 52 milliards yooyu defoon en 2002 wu ma ci woon benn kilo
dama obligé moom ki ñu jox mu ñëw jënd ci man ma jaay ko man kenn jox ma 1 kilo est-ce que tere na maa dund man am na ci yoo xam ne du ma ci bokk jarul ma ko doylu moo am solo nit ki dafay doylu est-ce que mënoo muusa ko waane ba lekk loo wër la lekk te boo lekkee li nga fi am da nga fiy jógee. alors kon Moustapha Tall da ngay rejoindre ñi naan lii scandale la. waaw man kat noonu lañ ko mën a tuddee jusqu'à preuve du contraire ba léegi daal parfum boobu lay joxe loolu lay xeeñ. xamaguñu nag concrètement lan la léegi nag suñ doxee ba ci kanam xëy na dana leer mais fi mu nekk nii li nga xam ni moom la nit ñi mën a jàpp ñëpp jàpp ko loolu la parce que mënoon yow da ngay jox benn nit 65% 65 000 tonnes nga jox ko te koo xam ni kenn xamu ko ci secteur boobu ba pare société yi mu joxe ay CR lañu ay société unipersonnelle la ba pare amuñ sax téléphone fixe téléphone portable yi pare te portable dégg naa boo woote sax du wuyu ba pare ñu jox la marché yi milliards donc dafa doy waar dafa doy waar te chaque fekkoon ni sax ñun dañuy soog a def lu mel nii nga mën a wax mais c'est pas la première fois kon war nañ ko éviter quand même. alors mbir mi jot na am ba pare loo leen di sàkku ci gouvernement bi mu dellu ginnaaw. waaw bu mënee nekk su mënee nekk mu dellu gannaaw. commencé waat à zéro su mënee nekk su mën la nekk su fekkee béy dafa wees mbuus moom mënatuñ ci dara mais su fekkee ni daal weesagul ñu mën ko rattraper nañ ko rattraper tegaat mbir yi ci yoon. moo gën parce que coow li jaru ko comme lépp ñu sunu alal la ñun ñëpp ñoo ko bokk jël nañ yoon woo xam ne nit ñaa ngi coow te it du yoon bu baax mën nañu dëpp dellu gannaaw xoolaat mbir yi ku ci ne li nga mérité ñu jox la ko man loolu laa gis. loolu nga gis loolu laa gis. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Moustapha Tall nekk tamit opérateur économique di yëngu ci wàllum ceeb askanu Sénégal tamit ñoom wax na nu ñu gisee mbir mi coow gu ci judd Boubacar Dieng nañ ci àndal mook Augustin Mandang. bari nañu sénégalais yi nga xam ne fi mu toll nii ku ci nekk mi ngi laaj jëm ci li nga xam ne moo di ceeb bi kan moo ko indi ci Sénégal. ak naka lañu tànnee kooku nga xam ni moo ko war a indi ci biir réew mi ci gis-gisu askan wi tànnee fukk nit kooku le wala sax boobule entreprise mu ngi aajowoo ci gouvernement bi. waaw tamit lépp ci aajo na ci président de la république rek moom mooy xool lu ko arrangé wala lu arrangé réew mi mu def ko waaw. yaakaar nga ne mbir mi dina leer. waaw normalement war na mën a leer. seen gis-gis nag. waroo ak gis-gisu xale bu góor bi El Hadj jàpp ni opérateur économique yu su mel ni Bocar Samba Dièye te ñu xam leen fépp ci Sénégal waroon nañoo bokk ci boobule marché. marché ceeb bi ñi koy comme ñi ko doon importer rek bu dara xewul feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee te yàlla ci barki Xaadimu Rasuul ñi ko doon importer rek comme ñu mel ni Bocar Samba Dièye papa yi Aziz Ndiaye Pa Ala Ndiaye ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ko doon importé bu dara xewul mais buñ jël affaire bi jox ko politiciens yi ñoo xam ne xamuñu wàllum ceeb ku maçon boo ko joxee wàllum ceeb pour importer indi nga problème nañ jël affaire bi teg ko si loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo doon liggéey loo xamante ni boobu dara xewul ñoom ñoo ko doon liggéey quoi. ci gis-gisu. xale bu góor bi waruñu am sigi sàkka jëm ci tànneef bi nguur gi def ci nit ki nga xam ne mooy indi ceeb bi ci biir réew mi moom mi fi mu ko teg moo di fi coronavirus toll ci réew mi. Je pense que ñun les Sénégalais lambda amuñu prérogative au fait ñun tànnal suñu bopp parce que nguur lañ fi teg te je pense que nguur gi. ak feebar bi fu mu toll nii yaakaaruma ni que dina ci def loo xamante ni nii vraiment c'est quelque loo xamante ni nii la xam nga waru ko ci def waaw li ma d'accord daal mooy nañ ko séddale mu jaar ci yoon te franchement ak discours bu mu tenir surtout le président discours bu mu tenir je vois que ni que il a choisi ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo war a séddale ceeb bi ak dund bi daal. nañ leen jox confiance ñu xool après les résultats. lu wees mbirum ceeb ak denrée alimentaire yi ñuy jox askan wi ñii ñu dajel
àddu nañu itam ci koppar gi nga xam ni moom la ñu jagleel convoyage dund googule koppar sax ñoom dañoo jàpp ni dafa bari ba jéggi dayoo. di jaajëfal suñu naataango bi di Boubacar Dieng alors Moustapha Tall ñoo ko déggandoo di askanu Sénégal. ñoo tamit joxe nañ seen xalaat. dëgg la xam nga moom comme ni ma ko waxee léegi mbir la moo xam ni ñëpp dañ ci bokk alalu askan wi la ku ne am nga ci kàddu donc du lu privé du alal koo xam ni da ngaa yor sa alal rek di def la neex lii alalu askan wi la fu ñu koy dépensé ku ci ne am nga ci sa xalaat donc moo tax ñu wax li ñu wax te li ñuy wax it bon lu jaadu la parce que ñoom déjà comme ni ñu ko waxee ay sénégalais lañu. lambda mais dégg nga li ñu wax. nee nañu dañ ko war a jox ñi nga xam ni ñoom xam seen xam-xam màcc na ci loolu. te yàgg nañ ci yëngu yàgg nañ ci yëngu bañ xam leen ci. bu ñu tànn bu ñu ku ci mel ni yow. ak wala Bokar wala keneen ku mel ni ñun bu ñu tànnul kenn du wax lu tax mais bala ñoo tànn sax nañu waxtaan ak ñun ñu wax leen ni ñu koy defee parce que jënd mi baax na mais njënd mi aussi warul jur problème dañoo war a jëndee noo xam ni stock bi fi ne suñ ko mënee épargner ñu épargner ko parce que am na stock bu fi nekk boo xam ne stock de sécurité la parce que li ñuy consommer aussi dafa xaw a bari donc stock boobu kenn prévoirul woon ni état dana mën a xëy bis jënd ci li mu ci jënd nii tey. mais justement stock boobu ngay wax aussi ku si mel ni sénégalo-libanais bi moom nee na amoon na stock bu bëri bu mu gardé woon. non fu mu koy def fan mooy magasin ak fu mu koy déposé xam nga wax yomb na mais li ngay wax da nga ko justifier dafa yenu maanaa moom bu ne ceeb bi moom mi ngi ci 2000 depuis 2016 ñun kenn kat bañ ciy nekk booba ak léegi kenn xam kañ moom xamuñu ko ci loolu liggéey parce que ceeb mënoo cee nekk ba pare di ko boole ak leneen dafa diis boo xam ni mënoo koo boole ak leneen li muy laaj ci investissement li muy laaj ci xaalis li muy laaj ci toppatoo mënoo koo boole ak def leneen mën na nekk nag un courtier am na maanaam nga am sa xarit boo xam ne day def ceeb nga dem wuti marché ñëw jël ci moom ceeb bi livré après ñu fay la mais loolu naa ko koy may defee sax ci opération mel nii parce que opération mel nii kan moo lay mën a jox valeur bu toll noonu nga koy joxe sa tur après nga fay ko donc y a un problème xaw ma comment nuñ ko monté ak damay bàyyi rek dama bëgg ñu bàyyi ba keroog ñu xam fu war nañ di mujj ak bëtam ko ba mu leer nañ ba mu leer opération bi bëgg nañu daal mu continuer même bu doon continuer bëgg nañu xam fu muy mujj kat ñan ñoo nekk derrière parce que moom à lui seul mënul def monter opération bi def ko ba mu àgg daal da nga jàpp ni daal am na ñu ko ngeem. am na ñu ko ngeem am na ñu ne ci gannaaw. peut-être que moom prête non la wala loolu man xaw ma ci dara. mais en tout cas daal li nga xam ne moom la ñu gis nii leerul parce que bu leeroon du demee ni mu demee duñ ci def ay tur adresse yoo xam ni benn adresse la ba pare téléphone portable bi moom lañ ci def defuñ ci téléphone fixe te téléphone portable sax boo wootee kenn du la jël. du marché. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën nañ participer ci émission bi suñu wootee ci 33 824 88 06 alors Moustapha Tall lu jëm ci wàllum autosuffisance en riz Sénégal fu mu toll nii jamono ji ak 2020 jàpp nga ni yemb na. non autosuffisance yemb. lan moo waaw lan xam nga yembagul lan moo waral li ne mel Sénégal ba 2020 mënaguñ am autosuffisance en riz. li ko waral dañoo tegagul ci yoon wa pour nga dem ci dëkk bi il faut nga tegu ci yoon bi mënoo dem ci dëkk bi. ba pare te teguwoo ci yoonu dëkk bi. dañ si ñëwaat am na ku nekk si ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñoo leen di ziar bu baax. dolli ziar foo ñuy wootee kilifa gi. man Touba Mbacke lay wootee. bisimilah an waa Touba. ñu ngi sant baax kay. alhamdulilah. ñu ngi ziar suñu Moustapha Tall moom. dolli ziar mu lay dégg bu baax di bu baax a baax am na solo. ndax mbir mu ni ka nga xam rek la nga ko war a jox. ndax suñu borom daa wàcc doomu aadama mbir mu ni am ku mu ko jagleel. leen man ñii lee leen man ñii lee leen man tey état Sénégal bu bañee jiw mu bañ a def erreur kon li ñëpp wax mooy dëgg ñi na nga ko jox ñi xam ceeb boo defee kenn du am ay xëjëg seen naan ñii mën na loolu mën na ko waaye xëy jàll neexul li yéexee daal neexul kontaan su benn yoon dëgg yàlla jërëjëf ñu ngi jéglu baax jërëjëf Moustapha Tall ñu jëlaat keneen ñu enchaîner jëlaat beneen téléspectateur laataa may ñëwaat si yow allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. am ñoo ngi ziar baax na ngay tey. dolli ziar alhamdulilah. alhamdulilah. foo ñu woowee. Touba Mbacke. Touba bisimilah. waaw ñu ngi rafetlu émission bi baax a baax. jërëjëf. waaw moom daal xam naa ne xalaat bi ñu ci amoon daal. mooy ginnaaw yi fii moom war na ko teg ci loxo ñi nga xamante ni ñoo ko xam. te teguñu ko ci seen loxo. te it jóobul sax ñu ne ay jafe-jafe ak ay rëq-rëq am na ci. ah kon de xam naa ne ñun ñi nga xamante ni moom
ñun nag wax dëgg yàlla nekku ñi nga xamante ne aaji woon nañ ko ndax bu ñu ko doon joxee mën nañ ko jàllale fanaan waaye ni ma déggee waxtaan moom day mel ni ko war a jot moom duñ jot te nag wax dëgg yàlla loolu moom bu ci amee moom day doon loo xamante ni ndax mbas yi xew yi yëpp bu ñu fàttali suñu borom daanaka àq yi nga xam day dox diggante nit ñi seeni te doole ba di aide yi nga xamante ni waa bitim réew ñu ngi koy amal ci réew yi ku mel ni banque mondiale nga xam daal banque yi ni ñu doxee ak nit ñi ni ñu doxal seen biir lii rek moo waral mbugal mi yéen nag bu ñu doxalee nii est-ce que du kon yëf yi du gën a catastrophe waaw maa ngi jégalu bu baax a baax nag damaa seetaan émission bi di rafet la wax bu baax waaye nag bu ma sañoon daal mbir mu ne li yonent bi nga xam wa antin ku nit ñi dañ leen a wàccee ci seen wàccuwaay kenn ku nekk moo xam day wàccuwaay ñëm séqal ñu jox ko la nga xamante ni moom la maîtrise. jërëjëf ñu ngi jégalu bu baax ñu nuyu waa Touba mooy li nga doon wax sànq rek. alors Moustapha Tall ñu ñëwaat ci autosuffisance en riz bi waaw xam nga lu war a retard bi. lu war a retard bi ñàkk politique boo xam ni jëm na ci loolu ndax bi ñuy libéraliser en 95 régime PS moo fi nekkoon avant libéralisation bi dañoo amoon ay quota yoo xam ne yow boo bëggee quota da ngay am magasin am banque am surface financière nit nekk commerçant bu ñu xam contrôle économique xam la nga soo ko def demande pour quota boo defee demande yóbbu ñoom ñu def enquête de moralité xool laaj la attestation yépp soo laa def quotataire pour lan ngay am droit jënd ci ceeb bi di jaay sa magasin ñu identifier la loolu la ñu nekkee woon ba 35 ans ñu xëy libéraliser woote rek ni libéraliser nañ marché bi USAID directrice moo woote méridien président ni libéraliser nañu léegi lu waay neex daf fekk boo bailleurs de fonds yi ñoo ko imposé état bi FMI ak Banque mondiale ñu libéraliser ko de cette manière mais yow loo yore pendant 35 ans gérer ko de cette manière nga xam ni da nga ko organiser am ay quotataires quota bi dañ ko organiser yow boo nañu lan la da ngay jënd de telle date à telle date bu date boobu accès dañuy clôturer def seen situation bale seeni magasin def li ñu war a def bu ñuy ubbi ñu ubbi waat ak tonnage yi nga xam ne moom la ñu war a jaay buñ ci àggee buñ àggee ca date ba tëj waaw pourquoi ñuy libéraliser bàyyi ab bi ñu xëyee di libéraliser ubbi marché bi noonu amatul organisation amatul dara état nga xam ne moo ñëpp doole foofu suñu xaalis la yore di ci liggéey ñun ñu ay privé xaalis bi moomuñu ko dañ koy leb ñu ubbil ñu marché bi ba pare ni duñ ko organiser léegi yow da ngay dem lebi banque ñëw dugg ci marché bi perte bari na fi ay commerçant yu bari yoo xam ni perte nañ ay millions yu dul jeexay gi milliards ceeb bi moo leen koy béy maa la ko wax parce que dañoo ubbi ñëpp jëw dugg ku xam ak ku xamul loolu du yoon ci économie danañ yàqal seen bopp yàqal ñu fi fekk waxuma la nag multinationales yi nga xam dañu dégg njaayum ceeb Sénégal ñoom it ñu yenu ay bateau ñëw bateau flottant ñëw wàcce ko fi perturber marché bi te yow secteur la boo xam ne mënoo ci spéculer mënoo cee def yenn yi parce que àndul ak affaire activité bi donc bu ñëwee da nga war a jaay avec une marge bu ndaw mu dem ak volume donc kooku dañ ko war a protéger encadrer ko mu mën ci génn su ko defee boobaa ñi ñuy agréé xam nañ leen ni ñii ñooy commerçant yi ñu agréé ñuy importer léegi nag bu ñu defee pool bu leen neexee ñu def pool importer à la fois bu leen neexee ñu ne mais l'essentiel dañ leen organiser le marché bi ba bu ñëwee duñ perte. Moustapha Tall am na ko nekk si ligne bi allo ñu jël ko te dellu si waat si yow allo. allo salaamaaleykum. wàññi télé bi kilifa gi waaleykum salaam. waaw ñu ngi ziar di jégalu si dog-dog bi. ñu ngi lay delloo ziar. foo ñu woowee sëñ Moustapha moomu maa ngi lay woowee Mbacke Bawol. bismillah. déglu wax ñu rafetlu waxtaan wi nag. soo mënee yëkkati kàddu gi kilifa gi ñu dégg la bu baax. waaw man maa ngi rafetlu waxtaan wi. waaw nag bu mu jaaxal kenn na xam nga loo xam ne départ agul sax am coow. bu arrivé man xaw ma nu muy mel. te it gis nga suñ gouvernement nañ xam ne xaalis bi wute naa xaalis bi fi daan jaar. ndax sax dañ ko wutaloon budget mu jàll mu dem am lu dox si diggante bi. loi d'habilitation ñu jox ko pare joxaat ko beneen budget 1000 milliards gis nga si biir 1000 milliards yi nañ xam muy nguur gi muy ñoom ñëpp xaalisu askan wi la ñu waat cotiser waat ñu joxaat leen mais seen xaalis bi képp ku ko si luba def si leen gëm naa ni bu corona bi jeexee da nga ko fajoo nañ bàyyi yooyu te jox bi moom te bàyyi ñi ñuy jéem a créé nangam beneen mbir assemblée nationale même bu dul dara sax article 113 bi alinéa 3 bi dafa tere ab député yooyu ñu bu fekkee ni président dafa war a benn décret bu koy may loolu moom it nañ xoolaat ni ñuy def te respecté doomu aadama yi nga xam ne Sénégalais yi Macky Sall du question dafa dàq jàng du question de loolu def ñu gën bàyyi dañ ko teg si kaw waaye kon nag naxaat ñu si suuf te xam ne ëllëg même bu ñu rendre compte ñun Sénégalais yi au delà rendre
compte yàlla suñu borom nañu bàyyi xel yooyu te yërëm Sénégalais yi sonn nañ nañ leen yërëm te bàyyi ni ñuy def alalu askan wi te xam ne sonn nañ maa ngi. jërëjëf am na keneen ku nekk si ligne ji si ligne bi ñu jël ko très rapidement allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam foo ñu woowee kilifa gi. Thiès laay wootee. Thiès bismillah. na ngeen doon coono. alhamdulilah. waaw man damay gàttal rek. incha allah. waaw man dama amoon question boo xam ne xaw ma ndax engagé na wala engagé wu leen. maanaam damay laaj ba xam ceeb bi pour Sénégal gi yëpp dafa ceeb yoo xam ni duñ leen ci boole. allo maa ngi lay dégg waaw. nga ni. damay laaj ba xam maanaam Sénégal gi ceeb bi pour Sénégal gi yëpp la. wala dafa am ñoo xam ne dañ leen a seppi ne bokkoo leen ci par exemple ñu féex ñi wala yooñu. waaw loolu laay laaj ba xam. jërëjëf Moussa Ba. waaw non ceeb bi du pour Sénégal yëpp. am na ñu koy jagleel ñi gën a sonn la ñu wax. ñi gën a sonn waaw ñi gën a sonn ñi nga xam ne dañu doon personne vulnérable ñooñu lañ koy jox mais ñi nga xam ne mën nañ seen bopp bokkuñu ci. loolu moom leer na. léegi nag maa ngi wax ci affaire continuer ci libéralisation. waaw libéralisation boobu nag moo waral ñu continuer ci jafe-jafe yooyu de 1995 à 2003. 2003 Abdoulaye Wade recevoir moom ma ne ko tey organiser waatal filière bi parce que ni ñu ko libéraliser baaxul. mënoon na ko corriger. mu ni dana ko def conseil président de benn conseil présidentiel ba pare annulé waat conseil bi mais bu defoon conseil boobu kon doon nañu am autosuffisance en 2008. 2008 5 ans. 2008. wallahi su fekkoon ni defoon nañ ko doon nañu am ay avancées yoo xam ni danañu am autosuffisance en 2008. parce que xam nga autosuffisance bu ñu koy wax. dafay créer emploi waaw mais l'état c'est la continuité. c'est la continuité. président Macky Sall moo fi nekk. voilà mais président Macky Sall bi mu ñëwee ñu am yaakaar lool ci moom. parce que campagne am yëpp boo xoolee ci ceeb bi la ko doon accès ak saako boobu ñu yoroon. naan ceeb bi gis nga ceeb bi nangam. léegi bi mu faloo ñu ñëw accompagner ko yaakaar ni bu ñëwee dana jël ay mesures ñu daw 2012 2013 2014 2015 mu soog a def conseil présidentiel boobu Abdoulaye dooroon def. palais la ko defee. pour autosuffisance en riz. gars yi ni dans 2 ans fekk avant loolu premier ministre bi mu fi njëkk a nommé muy Abdoul Mbaye discours bi mu defoon assemblée dafa ne woon autosuffisance en 2018. donc de même 2017 sax 2017 sax ñu ngi ko doon wax. non Abdoul Mbaye 2018 la waxoon 6 ans. Mimi Touré ñëw ñu wàcce Abdoul Mbaye 2013 Mimi ñëw moom def discours am toujours discours yi ceeb bi autosuffisance la ñuy parce que autosuffisance moom mooy sunu li nga xam ne moom la ñu bëgg ñun ñëpp mais am nañu jafe-jafe pour am ko pour réaliser ko mu ni moom. day accélérer cadence bi. oui Pracas ñëw ñu ni moom 2017 la joxe objectif. effectivement. man plateau bu ne invité nañ ma man leen mun la ne 2017 mënuñu am autosuffisance parce que teguwuñ ci yoon wi. loolu kon dès le départ yow gëmoo nga ni daal loolu mënul woon nekk. même sax ak Pracas bi ñu indi woon mënul nekk ci condition yi nga xam ni parce que dañoo bàyyi yoon wi boo bëggee jëm Kaolack da ngay tegu ci yoonu Kaolack mais mënoo bëgg jëm Kaolack tegu ci yoonu Ndar. xëy na da nga ak Kaolack mais dana yàgg de. te boo bëggee dem yoonu Kaolack aussi am na te bëgg yàkkamti am na raccourci koo xam ni kan moo xam raccourci bi nga xam yoon wi nga xam ni miin na yoon wi moo lay teg ci raccourci bu gaaw boo xam ne da nga mën a dem sans problème loolu nag li ñu ko may ñun yàgg ci du lu ñuy jàng ci ay këyit lu ñu pratiquer la comme ni ma la ko waxee ça fait plus de 40 ans ñi ngi ci donc lu ñu dof war nañ ci mën a xam dara quand même. am na ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam foo ñu woowee. maa ngi wootee Kaolack. bismillah. man la El Hadj Momar Dieye. di woote Kaolack. ñu lay dégg bu baax. waaw dama jàpp ni. li ñuy wax ni muy distribution bi ak tamit li nit ñi wane. ci port bi. wane nañu ceeb bi mi ngi fi. ceeb bi mi ngi fi mais dafa war a dem. te dem bu ni mu gën a gaawee la war a dem. tàmmali na sax. waaw loolu ni mu gën a gaawee la war a dem ndaxte nit ñi dana. donc lii damay jàpp ni lu baax la. mais marché bi nag attribution marché bi indi coow yi nag. non moom ceeb bi nan wax ceeb bi. ceeb bi tey jii ni ñu ko gisee ñëpp teg noonu seen bët fort président de la république dem fa wane que auto militaire yi ñëpp avions yi ñëpp gis nañ que. mu war a dem si ñi koy yellool. loolu moom lu ñuy rafetlu la. dañuy ñaan yàlla mu yegg ak jàmm ba nit ñi jublu si mën régler seen ay jafe-jafe. loolu moom lu am solo la. maintenant fii président Tall doon wax ni autosuffisance alimentaire. dama jàpp ñu mel na ñoom ak ñoo Bocar Samba Dièye
nga xam ne ay at ñoo ngi liggéey si gerte gi si nga baal ma ndaxte Saalum laa nekk si ceeb si ceeb gi war nañu mën a ñoom tam dem sa vallée ba indi ay machine lourde yoo xam ne daanu mën a bay ceeb ba nga xam ne ñun Sénégal ñu mën di ko dundee ndaxte 19 bi day am solo loolu ñu mel na ñoom bare nañu ñoo xam ñoo ngi liggéey si ceeb bi war a jël seen alal dem sa vallée ba bañ a demati ay wala Indochine wala feneen ñoom ñu participer ci écomu dëkk bi. mooy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan yàlla rek Covid bi jeex ak jàmm wasalaam. di jërëjëf Moustapha Tall dégg nga lu mu wax. dégg naa li mu wax xam nga moom vallée bi li mu wax mooy bay ci vallée bi. waaw xam nga bi boo xoolee tey PRACAS boobu ñu doon wax. muy Pape Abdoulaye Seck ak Mimi Touré. PRACAS moo doon ñu dem wuti ay matériel agricole investir ci nañ ci ay milliards ci ay machines ay tracteurs ay nangam emblavé fi ay terres yu bari pour bëgg a yokk mbay mi mais yokk mbay mi ci ba pare te amuloo un système de commercialisation bu fiable bu mën a xëcc mbay mi mën a commander qualité yi pour que client bi mën a am satisfaction ci qualité bi mais loo mën di bay après foofu lañ koy bàyyi du jar te mbay mi aussi dañu war a xool ni ñu koy defee xool nan la ñuy organiser mbay mi bay def 2 saisons yoo xam ni niñ koy maanaam dañ leen di assister ñu bay bu doy mbay moomu nag bu pare dañ ko war a récupérer dañu war a am société de commercialisation boo xam ni mooy jël padi bi yëpp di yóbbu ko ñu décortiquer ko ci machines yi nga xam ni machines yi dernière génération yi parce que dañu war a teg ay machines aussi ci vallée bi. comme ni ñu wutee ay tracteurs noonu la ñu wutee ay machines. mais moom dafa gëm ni yéen aussi dañuy war a investir bu baax ci vallée bi. mais investir bi. xam nga bala nga naan am da xam nga yow mënoo tey nekk ci secteur boo xam ni yaa ngi nekk ci secteur bu difficile pour nga génn ci yaa ngi ci engrenage boo xam ni da nga enfoncé wu mënoo génn soo mënoo génn nga dem sa yoon mais da nga dugg ci engrenage boo xam mënoo génn parce que da nga nekk ci système boo xam ni baaxul léegi dugg nga ci mënatoo génn da nga fay dee rek léegi nag li ngay def mooy bu fekkee tey état def na politique bu leer loolu muy def ci politique bu leer da lay fekk si ci yow fa nga nekk parce que dañ fermer frontières yi ba affaire dutu ñëw léegi ñi nga xam ne ñoo ko doon yàq dañ leen arrêté su ko defee mbay mi mën a leer suñu bayee nag ba pare ki bay aussi dañu créer société boo xam ni mooy jënd padi bi yow boo bayee rek da ngay daal jaay sa padi dem defaraat beneen campagne mais bay ba pare jël padi bi décortiquer ko sa bopp jaayal ko sa bopp te yow doo commerçant doo usine doo yoroo usine baykat nga mënu dox il faut mu am ay chaîne de valeur yu leer ba pare yu leer ñu organiser ko yow bay ngay def soo bayee pare bàyyil production bi bàyyil kii bi keneen jël ko dem décortiquer ko def ko ci ay sac commercialiser ko ku ne ak sa liggéey. soo defee affaire bi yokk. am na solo allo am na ku nekk si ligne bi bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wàññi télé bi kilifa gi. waaw man maa ngi woote Louga. waaw Louga bisimilah. waaw man maa ngi tudd Mbaye Gueye. Mbaye. waaw man maa ngi leen di félicité. jërëjëf. yaakaar ne affaire ceeb bi. Moustapha Fall moomu. ñu ko defee noonu. xanaa ñoom président laa doon seen xalaat. parce que président bi mu recevoir les opérateurs. recevoir les politiciens. mënoon na am beneen solution bu ñuy proposer président bu dul solution bii. parce que indi ceeb. indi diwlin. indi saabu. te matul askan wi. ñoom ñu nekk fi. di indi ceeb ay ceeb. ñoo def appel d'offre jox ko koo xam ne Sénégalais wala naar la te ñoom ñu nekk fi loolu normal te jaadu. ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci ceeb bi bi leen oowee ñu waa UNACOIS war nañu poser président beneen solution bu dul bii mooy président li nga xam ne donc bi subventionné ko jox nu ko nu wàññi ceeb bi wàññi diwlin bi ñëpp am si ñëpp jox parce que lu ñëpp bokk ak lu ñëpp moom dañ koy diis jox ñi bàyyi ñi te soxla te du ma tere loolu du yoon te ñoom ñi nga xam te dañ fay nekk ñoom nga war a xeex nag am seen autonomie ba nga xam ne bu ëllëgee man dégg naa ay temps Samba Kanté bi mu nekkee seet. bi mu nekkee seet des anciens DG bu seet wax lu nekk. parce que alimentaire di ko wax yàgg na sam man dama gëm ni ñoom ñii tey ñoom lañ waroon jox lépp ci ceeb bi mu def seen doole nekk ay sénégalais fu nga dem war faa dem war faa jërëjëf ñu jëlaat keneen très rapidement laata ñuy ñëwaat si Moustapha Tall allo. allo
allo na ngeen def. allo. allo na ngeen def. alhamdulilah. foo ñu woowee. maa leen di woowee Pikine. wàññi télé bi kilifa gi. maa leen di woowee Pikine laaw. bisimilah ñu lay déglu. yéen a may dégg bu baax. soo mënee yëkkati kàddu gi déggin bi gën a jàppani. ma ne. bisimilah. dafa am lu am actuellement au Sénégal. moo di ne yéen ci ay mbiri ceeb bi ñu koy transformé alors que population bi dañu sonn. yéen gis nga ceeb bi ak mbalit mi. allo. boo ko booleeg feebar bi dina andi bombe sociale boo xam ci jógul gaaw. bu ngeen ci jógul dina andi problème ci yow mi parce que nit ñi leen dégg dañuy sonn li ngeen di wax sax mënuñ ko dégg. ñu dégg li ngeen di wax li ñu bëgg wax mooy nañ jaar yoon merci bi nga xam ne Sénégalais la bu mu yëpp nit ñi doo jël ay marché di ko jox koo xam ne moomu ko nga bàyyi ñu ko moom. Moustapha Tall moomu toog ku xam Moustapha Tall. jox leen ñi moom marché bi ñu liggéey xam nañ ko président bi xam na ko moo la gën a xam li xaw ci dëkk bi léegi nag ñu leen di yeddee ñu leen toog ñu leen di déglu Sénégal yi sonn nañu. jërëjëf. Sénégal yi sonn nañu ngeen xam loolu. jërëjëf. ndax Sénégal maanaam du ñu teg mukk nit ki ñu war a teg fi ñu ko war a teg. da ngay seet ni nit ki rek kii sa xarit la wala sa mbokk la nga teg ko foo xam ni place boo xam ne mënu ko. wala li nga xam ni waaw li nga xam ne aussi nit ki war na koo mën a defal réewam ñu xañ ko ni yaakaar ni xaj na bu ko réussir dana am ndam loo xam ni peut-être moom du ko am. lii rek moo indi xeexante bi mais su fekkoon tey ku ne li nga xam dañ la koy jox nga doxal ko wala ñu déglu la ca la nga wax ñu jéem koo def kon problème du am. waaye dañu seet ku xamul dara ci mbir bi ñu jox ko moom muy décider à la place ci ñi nga xam ne ñoo war a xam. te yéen xamante ngeen seen biir. xamante nañ suñ biir ñoom. ku si bokkul xam ngeen ko waxuma la ñun sax. waaye ñi yilif kay. ñoo gën a xam ñi ci kaw ñoo gën a xam foofu ku ne li nga nekkee ñoo ma la gën a xam parce que président nee naa la Ablaye Wade 2003 la ma recevoir 2003 ak léegi ça fait ñaata at 17 ans. mu woo ma fekk man ma nekk sama activité mu woo ma di ma laaj conseil comme ni ma ko Mimran defee woon Mimran woo ma di ma laaj conseil ci sucre. Claude Mimran. Jean-Claude Mimran. bu CSS. di ma laaj ni ma man damaa ngi ci sucre bi depuis 40 ans def naa ci sama 50 milliards mënu maa fexe ba génn tout le temps kii baa ngi dugg si ci dëkk bi fraude bi. ma ne ko mais président man dama yaakaar ni sa projet bi da nga ko étudier wuloon boo ko étudier woon doo ko def parce que un projet mënoo ko di ko def pendant 40 ans mënoo cee génn donc bàyyi ko defi leneen. am na ku nekk si ligne bi allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. monsieur na ngeen def. alhamdulilah foo ñuy woowee. maa ngi lay woowee Dakar. c'est monsieur Le. bisimilah ñu ngi lay déglu. dama bëggoon a joxe sama. kilifa gi fi nga nekkee bëri na bruit de. soo mënee déplacé wu. xaaral ma déplacé wu tuuti. déplacé wul waaw. su ko defee dégg bi gën a jàppandi contribution maa ngi leen doon suivre sànq ba léegi ci émission bi. mais vraiment li mu wax dëgg la ñëpp ñu ci loolu la ñu ànd. parce que xaaruñu woon ak li fi jub lépp jooytu Sénégalais yi ci président naka la war a mën a revenir vraiment te décision surtout ci marché yi nga xam ne ñu ngi koy jox mu fexe dem vers les Sénégalais te non seulement liy xew ñu gis ñu jox ko kenn deuxième minute mu nekkaat étranger aussi parce que on a fait beaucoup de pays dans le monde mais dañuy gis ne Sénégalais yi daanaka à l'extérieur du ñu am sax droit di même loo man di am si àddina pour nga gagner ay marché à l'extérieur c'est très difficile seen réew rek la ñu am bu ñu étranger yi ñoo lay ëpp doole si lépp lu man di am vraiment yaakaaroon nañ ne daal au moins Covid 19 bi président man mais li ñu gis tee na xel trop jeexalagul ñu ñëwaat ci problème mu transport bi njëw yaa ngi gis ñoo xamante si ni les voitures les véhicules gratuitement ñu lay laaj rek carburant alors que yow nga dem jëli benn waay
polémique yi ñu wax ay 6 milliards 2 milliards et 1 milliard et quelques vraiment daal amel nañ Sénégalais ay explication yu rëy parce que gis nañ aussi la gala mi ngi wax naan amoon stock bi Sénégal mais fan la ko amoon ñun xam nañ Sénégal xel mënu. waaw moom loolu la wax de nee na c'est impossible. moom loolu la wax de nee na jot na stocké. c'est impossible stock bi nekkoon Sénégal c'est un montage boo xam seen candidat privé monsieur Tall si réew mi dañu dëkk xam mais yu mel ni Sénégal daf ko war a dépenser il faut un minimum de patriotisme quoi jamono bu war a weesu fii vraiment. tiens afin may jël seen temps jërëjëf. jërëjëf. waaw comme xam nga marché bu mel nii nga xam ni c'est pas diabolique xam bu njëkk dañ daan wax naan bon expertise sénégalaise yi demeewul noonu. BTP yi ayuñu ci nangam. Bon européens yi ñoo gën a sérieux nangam. mais parce que ñuy jël toujours du doon waaja. bu ñu bëggee saboter dañuy seet koo xam ni mënul ñu jox ko ñu ne voilà sénégalais gis nga mënuñu dara. li jox nañ leen. su ko defee léegi bu ko defee ñu am prétexte pour ëllëg jox ko étranger. mais lii nag moom dafa leer parce que lii dafa compliqué wul ceeb bi ñi koy def xam nañ leen mu neex mu naqari ñoom ñu ngi ci woon di perte ak di def lu ne di def tout pour. voilà di jóg di daanu. yow nga xëy am marché bu toll noonu jël ay étranger jox leen ko bàyyi sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekkoon loolu moo lay woon ni kon yéeneente wuñ dara. ñun sénégalais li ñu dal xawma lu mu doon mais doy na waar parce que li nga xam ni moom moo ñu war a jàppante bokk ndey bokk bàyyi yenente jàmm loolu moo amul ñun daanaka booy xool dañoo noonante boo ko xoolee dañoo war a xoolaat suñu bopp. Covid bi bu ñu fi jógee war na tax sénégalais xoolaat boppam taxaw ci miroir xoolaat boppam. def introspection. voilà xam ni ñun vraiment li ñu nekk kenn xamul lu mu doon. tubaab yi nga xam ni gëmuñu dara sax ñoom seen bopp dañuy bëggante xoolal tey Eiffage bi nga xam ni moo doon def autoroute bi. bi mu paree station bu fa gën a placé ku mu ko jox ko Shell de. Total la ko jox parce que français la. loolu mooy yoon ñun ñoom même à l'étranger noonu la ñuy def waxuma laa nag seen biir réew ñun fii ci biir réew mi mënuñu ñu loolu bu ñu génnee waxi noppi kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. te it nag mais alors aussi est-ce que aussi secteur privé national bi aussi waroo leen gën a booloo c'est vrai am na fi patronat bi CNP am na fi tamit. Club des investisseurs mais est-ce que tamit waroo leen gën a booloo yéen. pourquoi tous ces clubs là. pourquoi CNES am na fi. pourquoi tout ça. pourquoi mënuñu regrouper wu nekk benn secteur privé fort. te xàccoonoo di dóorandoo pourquoi mënuñu ko def ànduñu ñun ñii aussi importateurs yi ànduñu. effectivement c'est ça le problème foofu laay waxee sax loolu aussi problème la. ñun ñoo am problème sénégalais ñoo am problème ñun. kenn defuñu dara ñun ñoo def suñu bopp parce que kenn bëgguñu te ñun bëggante wuñ. kuy wax ak yow dafa bëgg a lekk sa xaalis waaye bëggu la. dëgg am na ku nekk si ligne bi ñu jël suñu téléspectateur bu mujj ndax daanaka ñeenti simili moo ñu dese allo. waaw sëñ bi maa ngi lay ziare. dolli ziare. maa ngi nuyu sëñ boobu Tall nga dendal. Moustapha Tall. li mu wax lépp dëgg la wax jaa ngi noonu muy doog a wax nag. Sénégal yi lépp problème yëpp sénégalais yi la parce que li mu wax rek ñoo bokk métier bëggante wuñ. jàmm rek laa ko mën a tuddee noonu laa ko mën a waxee sax parce que Sénégal fépp la ci àdduna bi. loolu mooy sunu problème. et sunu njiit yi tamit dañoo am complexe. li mu wax rek xam nga Sénégalais yi taxaw ñii 40 ans 50 ans ñuy yëngu ci ceeb bi ak yooyu di ko indi ci réew bi di ko dugal bi dara léegi tey li am ñu jël ak xam ne bitim réew la jógee kooku jaaruwul. te bu ñu bëggoon lu jub kooku ñu ne moom lañ ko jox mu xam ne naar la xam la duñ ko jox. jox gi ñu ko jox ñàkk bëgg lu leer moo tax ñu def ko affaire wax léegi oto yi war koo mën a yóbbu laaj yu lu gasoil pour yóbbu ko ñu jël ko jox ko benn waay di ko fay nangam ci milliards ñu tudd ay nangam milliards yooyu yëpp bëgg lu ñàkk bëgg leeral la. mais naar bi ngay wax Ryan Hachem moom nee na yàgg na si yëngu de. waaw mën na ci yàgg yëngu mais nañ ko jox Sénégalais yi lañ ko war a jox. boo doon bitim réew laay liggéeyee mais boo demee ci dëkk yi boo dee toit yi bu la ñu laa jox benn liggéey day fekk ñu jox seen mbokk ba noppi yow yaay mujj am. discrimination positive yow yaay mujj am. ñun nag ñun ñoo mel noonu xam nga li mu fa wax dëgg la. dañ jël ko jox ko naar boobu transport bi ñàkk bëgg lu leer moo tax ñu jël ko def ko ni ñu ko defee suñu bëggoon lu leer dañ koy jox ñi ci nekkoon ci yëngu ñu def ko. bëgguñu dara lu leer. jërëjëf. dama xamul nag loolu fu mu ñu toppee xaw ma nag colon yi fi nekkoon ñoo ñu doon diviser pour mieux régner parce que ay quelques colons ñoo fi doon nekk. di diriger Afrique occidentale française. nga xam ne suñu maam yi ñoo fi nekkoon ñu toog fi di diriger dama yaakaar ni. foofu la ñu division boobu toppee ba léegi division boobu nag ñun ñoo war a xeex ak moom pour génne ko suñu biir
parce que booy xool daf ñu yàqal lu bari man nee naa la bi ma demee 2003 Abdoulaye Wade recevoir ma jógee ci Mimran mu wax ma loolu moo tontu wax li ma ko wax quelques jours après Abdoulaye Wade ma recevoir ma dem wax ak moom ci ceeb bi ni ko boo ko organisé danañ ci mën a génn te dana baax ci ñun dana baax ci réew mi te danañ am autosuffisance boo ko organisé dañu am crise mu retenir benn date bi jub si mu renvoyé ko à la place ñu am crise mondiale perte nañ ci 150 milliards yëpp crise boobu te moom lañ ko éviter xajoon na ci réew mi loolu doyul bi nga xamee ne wax na ma ni ma léegi dafa bëgg a defar affaire bi ma dem seeti sama mbokk commerçant yi nga xam ne ñoom laa bokkal métier bi ñuy ay sénégalais man leen léegi comme ñun mënuñoo fexe ba organiser marché bi te état dugalu ci loxoom fexe naa ba président nee na dana organiser waat filière bi su ko organiser waatee dana teg loxo bi affaire yi suñu loxo ñu mën cee liggéey mën ci génn léegi nag dama bëggoon ñu jàppale ko ñun ñoom duñuy yàbb ci man jóge ci président léegi nag comme man defuñu dara président peut-être après continuer moom it am meram dal sama kaw dugal ma ci kaso bi créer benn situation boo xam ni monter de toutes pièces par Mimran ay Cheikh Tidiane Sy ñu dugal ma ci kaso bi ñoom ñu taxaw au lieu ñu défendre ma wala ñu jàppale ma ñu bàyyi ma ci biir ma toog 2 mois kenn gisuma lu ma xam il a fallu que sama banque fay 1 milliard pour ma génn bi ma génnee du kenn moo ma jox 100 francs du kenn moo ma jàppale may jóg di daanu 3 ans après ñoom ñu dem seetiwaat président bi parce que bëgg nañu léegi suul ma pour dem seeti président war ko ni ko ñun kat ñoo fi ne léegi waaw ñu présenté le waaw kii importateur kii am mu ne yéen daal da ngeen fay nekk di importer seen ceeb rek bàyyi seen président gars yi loolu nekk problème ci ñoom ñu woo ma ñu woote waat réunion ñëw ni léegi kat il faut ñu wutal dara def dara pour président leen xanaa waxu leen ma ñu ne non yow da ngay joxe man du ma joxe dara mais dañ ma mën ma ne parce que bu ma ko deful mën nañ dem gën maa booleeg moom ma contribuer comme nañu war a contribuer alors Moustapha Tall benn simili moo ñu desee suñu diggante ak Inde ak Thaïlande ci wàllum ceeb est-ce que waruñ ko saytuwaat tamit Inde ak Thaïlande waaw ci wàllu ceeb saytu ko ci naka waaw maanaam Sénégal est-ce que waru xoolaat relation am yu muy jëflante ak dëkk yooyu ñoom nu ngi koy seete ci dans le désordre comme ça pour mu set ko il faut que mu am ay sénégalais yoo xam ne ñoom la désigné ni ñii la agréé pour ñu te loolu yëpp amu si organisation bi laay réclamé ba léegi su fekkoon tey agréé woon nañ commerçant yi nga xam ne ñooy importateurs yi ñu xam ne ñii ñooy approvisionné marché bi kon problème yi ñu am duñ ko am mais tey marché bi dañ ko ubbi pour ñëpp kenn moomu ko mais tamit chinois sax bu ñëwee mën naa bokk mais tamit ceeb bi cher na de mais du ci ñun ceeb bi cher na de war nañ ko mën a wàññi quand même cher benn la mooy parfumé parfumé nag fenn rek lay jógee Thaïlande te Thaïlande quantité bi dafa limité te ñi ko soxla bari te brisure yi lañ soxla ñun te brisure mooy cassure yi ceeb entier bi day génn taxaw ne liy damm liy kase moom la ñu lekk ñun te loolu du bari mooy russir yi loolu du bari loolu moo tax muy xaw a jafe léegi nag comme foofu rek lay jóge te Sénégal daf koy moom rek lay consommer li ci ëpp loolu moo tax affaire bi cher. Moustapha Tall man lay gërëm bu baax di la sant. maa ngi lay gërëm di la sant sëñ Malick. jërëjëf ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñun doon dalal Moustapha Tall nekk opérateur économique di yëngu tamit ci wàllum ceeb ñu leen di gërëm bu baax di leen sant ba suba incha allah juróomi waxtu.